spectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu di dellu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média ni ñu ko baaxoo mardi bu nekk ci heure bi ci seen émission déclic ñuy dalal gan goo xamante ne ji lu baree bare nit ñi dinañ ko soxlaa xam ci moom bu fi jaaree ba jàll déclic bu muy créer ci ay jaar-jaaram déclic bu muy créer ci personnalité am déclic bu muy créer ci boppam waaye bu muy def ci boppu sénégalais yi loolu moo tax a jóg seen émission déclic ni ma ko baaxoo mardi bu nekk di ci ànd ak ay natango ay taskatu xabaar ñuy dalal suñu gan tey ji ci plateau bi ñu am fi Barka fekk si ñu ci déclic fas yéene gunge ñu ak ganu tey gi Barka ji ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Mohamed di nuyu say téléspectateur di nuyu mboolem sénégalais bu ñuy seetaan nuyu Binta ak Makumba am mbégte bu baax a baax àndaat ak yow ci émission déclic Adja Binta Diallo moom damay doore d'abord ci jéggalu ko parce que congé la nekk nii mais dañ na ko mënoo ñàkk ci déclic rawatina déclic gu tey bi moo tax mu bàyyi léppam ñëw fekk si ñu Adja maa ngi lay nuyu bu baax. di la fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye am mbégte fekk si la ci déclic comme tous les mardis di nuyu Makumba Bey mi nga xamante ne tey dafa tiré à 4 épingles nee naa ko nag xëy na mi da nga bëgg tiital invité bi. dañ ma yàkkamti ba ma fàtte bés ba ci oto di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Barka Ba di nuyu les téléspectateurs. kon grand Camou yaa ko dégg ne dañ ko yàkkamti ba mu fàtte veste ba ci oto ba xam nga loolu du neex chef protocole grand Camou Makumba maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Mohamed di amati mbégte àndaat ak yéen ci émission bi nuyu Binta ak Barka di xaar gan gi monsieur le premier ministre ci kanam tuuti incha allah yaakaar ne waxtaanu am njëriñ la ñuy am ak moom. mi ngi noonu gan gi junj na ko ancien premier ministre de la république mu di Abdoul Mbaye jiite jamono ji parti bii di ACT Abdoul Mbaye doon koo xamante ne ji am na présence ci géopolitique bi ay interview yoo xam dana koy faral def ay point de vue yu muy def ñooy sorties yu muy faral def loolee lépp sénégalais yi bëgg ci am beneen gis-gis bu yaatu bëgg cee xam leneen lu gën a yaatu bëgg cee gis it moom Abdoul Mbaye dégg ko ci actualité bi nga xamante ne ji moo am ci réew mi jamono ji loolee lépp ñu ngi ko ci xaar moom Abdoul Mbaye ci li nga xamante ne ji mooy seen émission déclic mu war a seq waxtaan ak ñi ci plateau bi Barka Binta ak Makumba Bey mais duñu ca yem ndax internautes it dañuy bokk ci émission déclic suivre ko ci suñu plateforme digitale yi mais également ànd ci ak ñun poser ci seen ay questions gan gi fiy toog di ancien premier ministre Abdoul Mbaye war ci indi ay tontu ñu ci ànd ak Mamadou Ndiaye Mamadou. plateau bi foofu di nuyu aussi suñu mbokk téléspectateurs yeeg internautes yi ñoom miin nañu talaata bu ne ci waxtu wi ñu dalal invité gu mag mu ñëw waxtaanee mbirum politique mais surtout ay mbiram yoo xamante ne dina soxal téléspectateurs yi mais soxal aussi internautes yi moo tax ñu bàyyi leen ci wàll wu am solo leneen li mooy hashtag bi déclic la wala déclic TFM loo xamante ni ñoom miin nañ ko suñu mbokk téléspectateurs yeeg internautes yi à chaque fois seen ay réaction dañuy ñëw léegi daal di koy taataan di ñëw partagé ndoo ko ak ki nga xamante ne tey mooy suñu invité di Abdoul Mbaye kenn du ko présenté koo xamante ni am na taxawaay bu am solo ci Sénégal mais surtout ci internet bi ndaxte comme leader politique yëpp ñi nga xamante ni aussi ci plateforme digitale yi ñoom ñi ngi ci muy réseaux sociaux yi di Facebook Twitter wala Instagram moom Abdoul Mbaye am na ci taxawaay bu am solo gis nañ ni am na compte Twitter boo xamante ni bari na ci ñu koy suivre compte Facebook boo xamante ni plus de 60 000 personnes yoo xamante ni ñu ngi koy suivre mais surtout ci ay positions parfois en temps réel ci situation politique gu Sénégal day jël ay positions parfois muy ay tweetam wala muy ay messages yi nga xam ne da koy posté ci compte Facebook am gis nañ ni vraiment moom bàyyiwul internet ginnaaw et surtout am na équipe communicant bu am solo boo xamante ni ñi ngi ci ginnaaw di ci liggéey bu am solo. mi ngi noonu Mamadou ci kanam tuuti danañu la fekk si yàgg mbokki internautes yi ci suñu plateforme digitale yi ngir xam ana ñoom nan la ñuy suivre émission bi mais également lan la ñu bëgg a xam ci ganu déclic tey di monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye loolu ci kanam tuuti lay doon bala ñu koy dalal ni ñu baaxoo dañuy ànd ak Cheikh Tidiane Diawo mu présenté ñu gën ñoo xamale ci portrait ak ki nga xamante ne ji moo di Abdoul Mbaye. laata 2012 askan wi ci liggéeyu banque la ñu ko xamee woon 1976 ba 2009 Abdoul Mbaye jaar ci banque yu bari ci yamu jiite def ci résultat yu am solo ba daanaka ñëpp xamee ko ci rigueur ak efficacité ci expérience boobu mu dajale tax ba Macky Sall bi mu faloon jiitu réew 2012 tabb ko def ko premier ministre doomu magistrat Kéba Mbaye am yéene doxal politique changement bi président de la République bëgg a amal ci réew mi yëf yi yombul ci moom ndaxte teguñu ci lu bari libéraux yi song ko ab motion de censure ci coowal ay koppor Hissène Habré bu duggoon ci banque ba mu jiite woon ci ay jamono
Abdoul Mbaye dina wéy di doon premier ministre ba septembre 2013 laata Macky Sall di ko folli ci primature bi Abdoul Mbaye des ci langue politique bi taxawal parti bi di ACT amoon yéene bokk ci présidentielle yu 2019 waaye mujjuta antu tey jii ñu ràññee ko ci opposant yi gën a ŋàññe anam yi ñuy yore réew mi. gan gaa ngi noonu monsieur le premier ministre ancien premier ministre Abdoul Mbaye Cheikh Tidiane Diawo présenté ñu ko mu fekk si ñu tey ci seen émission Déclic ñu am mbégte mu yaatu ànd ci ak moom gannaaw bu ñu ko nuyoo sant ko ci lim ñu nangul invitation bi monsieur le premier ministre ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay delloo nuyu Mamadou di nuyu it ñi nga bokkal plateau bi ak auditeurs yi. li ma bëgg a njëkk a laaj redresseur de banque gën nga dégg tur boobu. gën naa ko dégg waaye de amoon na jamono moom daanaka sama ñaareelu tur la woon ndax yàlla dafa def ñu dénk ma benn banque boo xam ne mooy Banque de l'Habitat du Sénégal boo xam ne dafa nekkoon ci ay jafe-jafe ñu dénk ma ko laaj ma joyanti ko tegaat ko ci yoon ma am ci ndam di ci sant yàlla loolu indi BEAO itam am ay jafe-jafe ñu ooma ca yàlla defal ma ci ndam ca booba sax bi ma nekkee ca BEAO dénk nañ ma itam établissement financier bu ñuy wax SOGECA doon mermeelu itam ñu waroon ko tëj yàlla defal ma ci ndam boobu itam ñu mën ko doxal bi ñu paree ci BEAO it ñu dénk ñu banque sénégalo-tunisienne foofu itam yàlla defal ñu ci ndam mu mujjee ma tudd docteur des banques wala redresseur des banques xam naa ñu bari ñi ngi naan kon kii dégg na wolof loolu jaaxal na ñu bari de. maa ngi fàttaliku am na fu ma déggee ne yow mi yaa génne Abdoul Mbaye neex tubaab. mas naa taxaw benn daje ca Ndar teel na booba maa ngi soog a dugg ci politique. ay xale la woon sax ndax ci école la ñu demoon di waxtaan ak ay lycéens daan ñu demoon seeti ji koo xam ne dafa xarañ ci dimbale ay xale yu nekk en situation d'échec scolaire maanaam ñoo xam ne dañu jàng ba noppi te maanaam mën nañu des ca fa ñu ne. ñu def nag liggéey bu am solo lool di jëlaat xale yi di leen di jàngalaat bu ñu mun a woon a duggaat yi ca école ak lycée bi ma jógee nag di wax ak ñoom ci wolof am ku ne ndeke dégg na tubaab dégg na wolof xam naa loolu ci yow la jógee. non bari na Sénégalais yoo xamante ne ji sûrement buñ la déggee nga exprimer wu ci wolof également wolof bu leer dana leen jaaxal danañ ne kon li xamuñu kon mais noonu la. waaye nag mënoon naa itam bañ a dégg wolof ndax man ki ma nampal man neng la bambara la. ba noppi sama papa di tukkuleur daf ñu doon faral di wax ne bi mu amee fukki at ak ñaar la soog a door di jàng wolof. waaye voilà boobu moom tukkuleur rek la doon laaj bénéfice la ci ñun. ñu am ci yow ci wolof bénéfice la. waaw bon mën nañ ko jàppee noonu. waaw dañ ko jàppee noonu rek. man fekkee naa bi muy def sa déclaration de politique générale jour boobu la majorité wala sax l'opposition parlementaire dañoo daloon ci kawam bu baax waaye bu mu jógee ba olof ñëpp a doon riirandoo. même journaliste loolu ay kàcc la waaye waaw ñëpp naan waa kii na nii la déggee olof ndeket pour ñun tubaab la déggul olof mais tontu na tontu bu saf keroog boo xam ne. mooy ba mu naan loolu ay kàcc la mais de l'Assemblée moo gën a nationale. oyof monsieur le premier ministre bala ñuy sori dafa am sujet boo xamante ne ji jamono ji daanaka moo lëmbee réew mi Afrique Sénégal jot ci wàlla muy immigration clandestine dañuy ànd ak Ousseynou Diop ca Saint-Louis mu di benn zone boo xamante ne ji li mu ñàkk ci ay xale ci immigration clandestine bi bëri na du foofu rek mais micro trottoir boo xam ne def na ko dajeek askan wi laaj leen seen xalaat tiis ak naqar wi ñuy dund danañu mën a permettre également ñu ñëwaat waxtaane ponk boobu jàll également ci yeneen ponk ak ñi ma bokkal plateau bi ñu dem Saint-Louis fekk Ousseynou Diop ci micro trottoir bi mu ñu defal. su ñu nee alalu réew mooy jeunesse am su ñu gisee nag jeunesse bi di dem bitim réew naan dañuy dem Barsax wala Barça dafay nekk la nga xam ne daf ñuy naqari lool parce que dafa mel ne dañuy perte suñu la nga xam ne mooy suñu dellu réew may wax ni immigration moom clandestine ñeen ñi sax di ko wax immigration irrégulière dafa nekkul li nga xam ne dafa baax ci réew may ñaan ndaw yi nañu dellusiwaat seen xel parce que di ngeen tey suba maa ngi déglu si information ñoo ngi naan tool yooyu ministre bi daf koy tëj te su ko tëjee maanaam mooy que ni arrêté nañu xale yi dootuñu liggéey. joxe sama xalaat ci wàllu immigration clandestine immigration illégale xam ngeen ne immigration
mooy tuxu rek di gàddaay nit mun na ko def sax ci wàllu boo xam ne lew na loolu kenn du ci waxal nit dara dañ koy nangul ñi koy def ndax am nañu diaspora nekk 15e région du Sénégal ñuy nuyuwaale waa diaspora yëpp mais di xam ne am nañu apport bu am importance boo xam ne ñu ngi koy joué ci économie Sénégal di dimbali seeni mbokk di dimbali réew mi wante li ñuy ragal rek te di ko bañ mooy émigration boo xam dafa illégal mooy loo xam ne tey boo koy def da ngay nëbbat loo xam ne boo koy def doo jaar ci yoon normal. Parce que ñun ndaw yi en tant que conseil de la jeunesse suñu rôle mooy di sensibiliser ndaw yi di sensibiliser les parents surtout di sensibiliser tamit état bi ak ay structures am parce que état bi je pense que am na ay structures yu mu mettre en place lu si mel ay ANPEJ lu si mel ay FONGIP lu si mel ay DER ONFPI et cetera léegi ak ADPME mais ñooñu daf leen war a gën a dooleel. moom neexul kenn parce que bu ñu demee ba ay doomu Sénégal jóge seen dëkk dem di clandestin yu Europe nekk na mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la. askan bi Sénégal ñëpp xam ka parce que ñun bañunu ku ñu jàppale de ndax bu soxla nañu tamit état bi jàppale mool yi parce que bu ñu waxantee dëgg rek mool yi Sénégal sonn nañu ñun noo ëpp li ñuy dugal si société si Sénégal mais ñun nañ si fulaalul ñun nañ si gën a xeeb. mi ngi noonu lenn ci askan wa dëkkee ca diwaanu Ndar doon joxe seen xalaat ci phénomène bi ñu seetluwaat mu di immigration clandestine ak li nga xamante ne mi ngi koy jur ne ay jafe-jafe ci réew mi monsieur le premier ministre sa gis-gis bu njëkk ci phénomène bi ak ni mu dellusee. waaw benn li ñu war a jëkk jàpp mooy immigration clandestine am na dëgg la waaye immigration légale itam am na kon. ñu war a jàpp ne Sénégal yi war a bëgg daw Sénégal génn Sénégal dem uti ji liggéey ba Mali Mauritanie Côte d'Ivoire Guinée ak i feneen bari nañu lool. dëgg la lii moo gën a fës ndax metti bi mu metti ak bakken yi faat bés bu ne ñu koy dégg waaye li ñu war a jàpp rek mooy koom-koomu Sénégal doyut ba mën a téye doomu Sénégal ci Sénégal. mu am nag lu am solo loo xam ne dañ ko war a jàpp ndax yàgg nañu dégg croissance Sénégal a ngi naat mais lii moo gën a wane ne ñu nag ñu yàgg tontu itam ne loolu amul lii moo feeñal dëgg ndax boo ko seetee Sénégal xaw ma ndax di ngeen ko fàttaliku waaye dans les années 70 Cap-Verdien yi doon jógee Cap-Vert di ñëw Sénégal bari woon nañu ndax foofu moo gënoon a metti Sénégal ñu jógee Cap-Vert di ñëw di fi ut si liggéey Cap-Vert indépendant 1975 1980 koom-koomu Cap-Vert boo ko jëloon séddale ko ci Cap-Verdien yëpp jël koom-koomu Sénégal séddale ko ci Sénégalais yëpp bu Sénégal mooy toll ni ñaari yoon bu Cap-Vert 1980 tey 2018 à peu près 2020 koom-koom boobu ca Cap-Vert mët na ñaari yoon bu Sénégal moo tax ñu gisatoo fii ay Cap-Verdien yu jógee Cap-Vert di ñëw amatul Sénégal suñu économie moo baaxul suñu koom moo baaxul ni ñu koy doxalee moo baaxul looloo am yàgg na nag yàgg nañ ci dëgg-dëgg bu dëgg jotee rek dañ ko war a wax doorut 2012 waaye 2012 ak tey man jàpp naa ne yokku na. dafa gën a yàqu daal. dafa gën a yàqu war nañu seetaat ni ñuy doxalee suñu économie suñu koom ba jiital sénégalais mën a am liggéey sénégalais mën a am salaire boo xam ne bu xëyee weer ba dee mu am lu mu yóbbu këram waaye bu toogee du am benn espoir benn ñàkk na ñaareel bi gisut sax espoir te bu ñu toogee ba ne yaakaar mën na jógee ci gaz ak pétrole liñ ci jëkk a dégg mooy scandale gaa ñaa ngi koy séddoo ji ko Akimo président bi jiitu ci ak rakam ak Frank Timis ak ñeneen kon ñaar am na ñàkk liggéey koom-koom bu doyut ba noppi nag
yaakaar boo xam ne bi ñàkk nga ko amoon. waaw dama bëgg a xam économie bi lan moo tax nga ne baaxul boobu ba léegi nee nga avant la woon mais à partir de 2012 ba léegi dafa gën a bon. bu fekkee ne yaa ngi xalaat économie man ni ma ko gisee man waxuma libéralisme que leneen nous sommes des sociodémocrates waaye dama jàpp rek ne bu fekkee ne dénk nañ la réew dénk nañ la askan seetal li nga xam ne lii moo gën ca askan wa kon bu fekkee ne am nga alelu réew mi boo xam ne bi da nga ko war a jaay ba di def ay investissement na doon ay investissement yoo xam ne dañuy indi emploi yàgg na Sénégal ñuy jiital ay li ñuy wax grand projet mais seetal grand projet li muy indi benn di nga leb lu bëri ndax lu rëy la lu am maanaa la leb lu bëri dugal ko ci foo xam ne boo seetee ba seet ñi ci am njëriñ dëgg ñooy entreprise étrangère ndax li ñuy wax technologie bi daf ciy bëri bu boobaa leb nga fay nga entreprise étrangère li nga leboon génn na waaye lu néew moo cay des mu mun a doon njëriñ Sénégal yi ciy liggéey li ko gën a mën a firndaal mooy catastrophe TER. TER. mooy duggal nañ ci lu train express régional bi. train express régional duggal nañ ci lu mat 1000 milliards de francs CFA junney milliards yu CFA ci raay boo xam ne mëtul 50 kilomètres ñu ne rapide te yaakaar naa rapide 50 kilomètres boo ci amee ay 14 gaar ak yooyu munoo fukki gaar ak ñeent munoo gaaw waaye ba tey duggal nañ ko ci doxagul ñaari at a ngi nii amul njëriñ aleel boobu ñi ko lekk dëgg mooy entreprise étrangère duggal nañ ci sax technologie boo xam ne biñ koy jënd France ak li ñu bari lee ay TGV ak TER ñaar rek ñoo amoon loolu ana njëriñ te ñuy réew boo xam ne amoon nañ fi raay bàyyi ko ba doxatut amoon nañ fi ay gaar yu doon dox nit di xëy di ci liggéey jigéen ñi di ñëw di jaay ca gaar ya doxatut amatul loolu ñu duggal ci 50 kilomètres yooyu mën nañ ko duggal ci juróom-ñetti téeméeri kilomètres defaraat raay bi ak lii yëpp di kat ay liggéey yu dul jeex gis nga bi ñu dans les années au début du siècle bi atum 1900 di door ba ñuy jublu ci ay defar raay mais raay moo doon joxe liggéey ci dëkk yu mel ni Amérique dëkk yu mel ni ay France ak yooyu mais lu tax ñu génn ci nañu jiital loolu da ngay jiital sa njëriñu askan jiital projet boo xam ne njëriñ la ci askan wi moo tax ñun ñu ne ci suñu parti bàyyi leen grand projet indi leen grand travaux ndax grand travaux mooy li nga xam ne lii tubaab bi nee na mooy à haute intensité de main d'œuvre loolu ñu soxla wax la ci leneen programme décennal de lutte contre les inondations. loolu dinañ jàg si mais ci wàllu gouvernement bi dellu ginnaaw gi ci wàllu koom-koom bi comme ni nga ko waxee sànq nee nga 2012 ak léegi bu ñu xoolee dañuy dellu ginnaaw alors que li ñuy gis mooy 2012 ak léegi bu ñu xoolee instrument boo jël Sénégal dafay yokk ci wàllu richesse nationale ci wàllu croissance ci wàllu li ñuy natte réew muy dox yëpp loolu nan nañ ko mën a yow chiffres yi ngay avancé nii foo ko jëlee. waaye gis nga benn chiffre yooyu man gëmuma ko waaye ba tey nañu jàpp sax ne am na waaye li am solo mooy li ngay gis lii feeñ donde man am na doyut ndax croissance waroo ko calculer rek ne am nañu 6% waaye boo amee 6% sa population di yokk 4% 5% inflation di yokk ak yooyu yëpp mais ana njëriñ lii wóor ba wóor mooy doyut moo tax it ma génnee sànq li nga xam ne lii xew na Cap-Vert ndax boo jëlee koom-koom ba yokk indi ko ci Cap-Verdien bu ne
PIB par tête. voilà di nga gis ne yokkute am na. te dinañu toog ba nu ñu soxlaati dem bitim réew waaye boog bu ñuy dem bitim réew it dañuy taamu ba noppi du doon clandestin. ndax seen njàngay mën a tax et cetera et cetera. mais li nga développé nii monsieur le premier ministre ci grand travaux yi grand projet yi lu ci mel ni ay TER ak ay Ila Touba ak ay yeneen projet yu mag est-ce que bi ngay nekk premier ministre waxoon nga président de la république ni nga ko waxee fii waxoon nga ko attiré woon nga ci attention xamal ko ni lii du jëmee réew mi kanam. maa ngi doon waaj a wax ci programme décennal de lutte contre les inondations. xam nga li ko indi. relance économique ca ba woon 2012 dañ ko soxla woon teg ko ci lan mais muy mën a doon njëriñ ay sénégalais ay entreprises sénégalaises programme de lutte contre les inondations te jëlaat nañ ko ci suñu programme dafa waroon a indi ay liggéey yoo xam ne sénégalais yi mën nañ ko gas suul loolu mën nañ ko béton mën nañ ko tabax kër programme habitat bu am maanaa boo xam ne juróom-ñetti weer tabax nañ ci ñaari junni kër cité Tawfekh Yaakaar sénégalais mën nañ ko loolu moo indi woon boo bu fekkee ne sax jot nga sama téere bi ma bind te ba génn ci dama ne c'était la partie keynésienne de notre programme lu noonu mel moo war a mën a indi nit ci am liggéey ba noppi nag altine bu ne entreprise yi nekkoon ci liggéey bi ñëw ku nekk ci yow ci ñoom da nga waroon a wax man duggal naa temps d'ouvrier duggal naa maçon duggal naa menuisier et cetera et cetera. mais ba tey tontu woo sama laaj bi de par exemple dama ne. est-ce non dam lay wan rek dam lay firndaal kon démarche stratégique bi ci loolu la waroon a jublu programme d'habitat programme de lutte contre les inondations et cetera et cetera waaye nag le premier ministre exécute le président de la République définit la politique de la nation ba noppi lii nga xam ne mujjee woon nañ ko roof waaye bi ñu demee dañ ko dindi. muy lan dañ ko dindi. muy lan mais dañ ko dindi ndax amuñu ci intérêt xam nga ñoom dañu bëgg lu fës dañu bëgg lu rëy dañu bëgg loo xam ne danga ci leb ay xaalis lu dul jeex rotol yi bari. mais c'est ça. mais lan la ñu roofoon après gis ne jëmul kër ñu dindi ko. nga ne am na loo xam ne dañ ko roofoon mais bañ demee ba ci biir dañ ko dindiwaat. waaw mooy programme décennal de lutte contre les inondations dañ ko daal di arrêté. dañ ko daal di taxawal li nga xam ne lii ministère bi nga xam ne dañ ko sàncoon mu war a toppatoo loolu ñu dindi ko. mais 500 milliards yi ñu ne dugal nañ ko ci nag amoon na début d'exécution. loolu wax la loolu amul wax la. mais amul si naka il faut nga joxe aussi des arguments. non da ngay laaj ki ne am na fan la amee programme décennal de lutte contre les inondations dafa am rubrique lii lañ ciy duggal lii lañ ciy duggal lii lañ ciy duggal li amoon li waroon a am mooy at bu ne ku ñëw bu ñu jeexalee ñu ne at mii kat ci lii lañ ci duggalaat ci lii lañ ci duggalaat ci lii musuñu ko def ba ci tey ñu génnee rapport ne juróomi téeméeri milliards dugg nañ ci ana loolu nañ ko wane. mais yow dañ la dégg nga ne yow bi nga jógee ci gouvernement bi ci la inondation noppee doon seen priorité. mais looloo am ndax man toog naa booba inondation nekk loo xam ne man dama ko jiitaloon ci lu ne lenn rek laa jiitaloon mooy xeex xiif dañ ma nommé ca biir semaine bi juróom-ñaari fan jàllul ma daal di taxawal conseil interministériel ci sécurité alimentaire xeex xiif waaye génnuñu weer wa avril 2012 ñu taxawal conseil interministériel ci bu doon toppatoo mbënd mi di waajal booba amagul ñu ngi génn sax 2011 nga xamoon ne booba taw dayul waaye boo doon njiit booy gouverner loolu sax mooy gouverner da ngay séntu li nga xam ne mën na ñëw. mooy prévoir ci biir weer woowa sécurité alimentaire maanaam xeex xiif mbéy mi ak lutte contre les inondations loolu yëpp amoon na
loo xam ne lii toogoon nañ ci ba waxtaan ci ba taxawal ay mesures. pour ñu dellu si waat ci immigration clandestine bi Abdoul Mbaye président de la République lan mooy soppeeku lan mooy say pexe lan mooy sa saafara pour gone yi toog bañatee dem. benn immigration mën na am wax naa la ko sànq. koo xam ne ki amuloo liggéey xam nga doo ñëw rek ne ku nekk am na liggéey kooku mënul nekk xel mënul jàpp loolu. immigration dafa war a tegu ci yoon benn bu fekkee ne ci sañu dëkk yi ñu wër mën na ne loolu mën a am te nag ñu di leen di toppatoo tuuti ndax man am na loo xam ne gis naa ko ca Mauritanie dëgg la sénégalais yaa nga fa bari lool dem naa toog ak ñoom ouvrier yi ca marché ba ñu nekk di xaar ku leen jël si ñu mën a am liggéeyu plomberie ak yooyu mais war nañ leen topp balaa ñuy dem ñu xam ne ñu ngi dem bu fekkee ne mën leen ñu leen a dooleel tuuti ca formation connaissance yokk seen mën-mën yokk seen xam-xamu liggéey ñu dimbale leen ci loolu mën leen a topp xam ne fu nekk ci àdduna bi fu ñu mun ci dem rek waaye ñu dem fa ci yoon bu légal ñu mën leen a topp loolu di benn ñaareel bi ñàkkul ay réew yoo xam ne te loolu dund nañ ko fii après la guerre du Golfe guerre du Golfe bi mu amee ba noppi am na ñu soxla woon ay maçon amoon na itam ay jamono yoo xam ne soxla woon nañu personnel soignant et cetera mais am na ay réew yoo xam ne soxla nañu main-d'œuvre ñu mën a déggoog ñoom ci kaw accord maanaam convention boo xam ne dafay leer ñu xam ne dañ lay da ngay dem ba pare nga mën a dellu si mën a demaat et cetera dagguma la de mais fi mu ne nii non fi mu ne nii amul menn réew moo xamante ne nii da ngaa soxla ku ñëw liggéey si ku nekk sa taux de chômage gis nañ fi mu toll. non bul wax loolu yaa ngi juum. ban réew par exemple. Allemagne par exemple Allemagne lan moo indi mu duggal 500 000 émigrés ci dëkkam. parce que dañu ko soxla am nañu ko soxla. waaye ba tey non Allemagne ña muy soxla bokkut ak ñii di dem ci géej gi ñooñu dañoo soxla ay qualification professionnelle yoo xam ne ñii dem ci géej gi mënuñu ko amuñu ko. waaw mais ku la wax ne ñun amuñu ñu mën a dem itam. waaw mais on raisonne globalement. mais am na ñu demoon mais dañoo mujj daw. programme boobu amoon na ci tawu Frontex bi. am na sénégalais ñu yóbbu woon ñu liggéey ci tool yi. mais finalement après dañu daw Espagne la woon ñu daw def naa loolu moo annulé le programme. waaw mais bon en tout cas li am ba am. mooy ñu mën a dem mën a dellu si même bu fekkee ne li ñu fa gis gënul ñu mën a dellu si ci jàmm ñu bañ a jaar yoon boo xam ne dañuy faat ci géej gi loolu bu amee ba noppi lenn rek moo mën a téye sénégalais fii te doo ca nekk di génne ay marine ak ay gaal ak i des mooy créer des emplois amul leneen comment waaye mais bu fekkee ne loolu mën na doon waxtaan wi dafa am benn point boo xam ne dama ci bëggoon a ànd ak Barka parce que dafa am benn document boo xam ne Barka def nga ko ci wàllu immigration clandestine dégg nga sànq monsieur le premier ministre li mu wax nee na liy gën a yóbbu ndaw ñi ñàkk espoir ci réew mi ci la waaye économie bu sooxee ci la est-ce que document bi nga def yow gis nga ci aspect yooyu. bon am na lu bëri luñ ci mun wax parce que premier document bi mu ci def 2010 la woon. c'est un petit bouquin. bi ma génne woon tuddee ko une pirogue pour Barça parce que man maa ngi soqe ko Diamaguène Diacksao banlieue fa laa juddoo mais Diamaguène Diacksao Tivaouane ak Thiaroye-sur-Mer même commune bi lañ ñu ne ñoom ñoo doon footballandoo nawetaan balaa ñuy séparer zone yi mais yàlla def depuis 2006 ba jëm at yi ñu toll nii Thiaroye-sur-Mer am na plus de 374 jeunes yu nga xam ne des nañ ci géej gi nekk loo xam ne dañu interpellé woon te donc période 2009 jëm 2010 bi Barça wala Barsax bi dafa grawoon foofu ba nga xam ne yenn boy yi doon joué ci ay nawetaan suñu koñ yeeg ñu doon xamoon ñu naan la benn équipe nawetaan bu ne lumb wala ay jeunes yu ne lumb disparaître nañ par ay 50 parce que première gaal yu demoon yi dañoo rëccoon gars yi jeunes yi ñu bëri ñi daal ne dañuy dem après nag ñu commencé malheureusement ñuy dee tu te sens tellement impuissant
que da nga naan récits yi ñu ciy dégg nu ñu deewee conditions yu métti yi gisuñu fan lañ leen seen bàmmeel et cetera ñu rescapé yi lu ñu la ci doon nettali moi j'ai pensé que fallait quand même mënuñu ko saafaral li ñu mën mooy jël suñu xalima jéem a recueillir ay information te yàlla dafa demoon man 2005 dama demoon Melilla ak Ceuta dafa am ay immigrés sénégalais yu nekkoon foofu c'est des enclaves yu nekk Maroc yu nga xam ne principe que Espagne moo leen moom xale yi daal di tëboon mur enfin amoon na sax ay mag ñu tëboon mur mu am ñu tiré si ñoom ñu dee gouvernement marocain bi nag affaire bi am ci gàcce mu daal di convoyé ay journalistes ñu daal di fa dem ba ci forêt fu ñu doon nekk donc mu nekk loo xam ne dama ko dund dans ma chair dama ko vivre j'ai vu des rescapés après aussi ma def ci film bi c'est en 2015 dafa am 700 jeunes yu deewoon dans les côtes libyennes 700 ci 700 yooyu dafa amoon 25 ñu nga xam ne Tamba lañ jóge ça m'avait frappé ma ne comment se fait-il que 25 jeunes originaires de Tamba ñu dee comme ça ci géej gi ba pare c'est des jeunes souvent morts anonymes il fallait que ma xam ñii lan moo leen motiver parce que loolu ñëpp question yooyu la ngay posé wu lan moo mën a tax benn jeune mu jaay bakkanam jaay lépp pour dee ci conditions yi je suis allé ak un caméraman Diafara Ba ñu dem tourner ji Tamba avec nos propres moyens on a fait Kotiari Makacoulibantang dem ba 12 kilomètres frontière gambienne pour xam ñii fan lañ jógee ak ñan ñooy ñan parce que voilà et chaque histoire chaque jeune raconte quelque chose de particulier et le récit est très complexe am na ay jeunes yu ñu dem yoo xam ne benn kër Makacoulibantang soo demee ci kër gi contrairement li ngay yaakaar du parce que dañoo xiif wala dañuy sonn macha allah ñu ngi doon dund bu normal mais kenn ki magam moo nekk Italie bëggoon mu daal di ñëw xale bi daal di jaar ci affaire clandestin yi mu décédé Kotiari beneen cas la woon Ceuta beneen cas la woon ñu si bëri bëgg tekki moom loolu lañ lay wax. mais est-ce que li premier ministre Abdoul Mbaye wax feeñ na ci mu di réew mi dañ ci amatul tekki fii wala bàmmeel bu sori loolu lañ lay wax. mu di dañoo amatul yaakaar ci réew mi wala ndax économie réew mi moo leen mënatut a yor xam moom ñaari ponk yooyu la génn ne bokk na ci li favoriser immigration clandestine est-ce que yow ci sa document bi témoignage yi nga am. ñi nga dajal ndax ñaari ponk yooyu feeñ na ci. les raisons sont diverses. raison bu gën a yomb bi ñenn nañu li ñu lay wax dañ naan la man dama bëgg tekki dimbali sama waajur parce que lii même su fekkee maa ngi yëngu ci dara bëgg naa tabaxal sama waa kër gu baax wala am liggéey bu gën a baax am na ñoo xam ne dañu am liggéey mais xëy na dañuy xeeb liggéey bu ñu yoroon bi bëgg am leneen am ñoo xam ne c'est des raisons psychologiques parce que voisin bi nga dëkkal en face de na ne moom immigré na wërsëgam wuy si na ko mu tabax kër gu baax yow nga ne yow tamit da ngay tekki parfois da ngay forcer le la pression sociale quoi. am ñoo xam ne réellement c'est parce que amuñu perspective ñu yaakaar ne dund bu ñuy dundee dund moo dee sax ko gën donc dañ naan la ñoom presque dee nañ ba pare amuñu lu ñu risqué donc pour man immigration clandestine kenn mënu ci apporter benn réponse kese y a autant am na ñoo xam ne seen yaay xam nañ ko ñoo jël seen takkaay jaay ko wala teggi natt jox leen ñu ne ñu dem mu nekk loo xam ne aussi ça interpelle tout le monde donc munoo jël benn récit rek nga ne pauvreté moom moo tax wala daal di jël yëpp teg ko ci état pour man c'est beaucoup plus compliqué mais comme état moom mooy premier responsable suñu destin moom la ñu dënk dañuy tànn ay nit pour ñu ne dañuy fajal suñuy saafara ñoom la ñuy njëkk interpeller mais les responsabilités man sama xam-xam bu gàtt ak li ma gis c'est partagé c'est à la fois économique c'est des raisons psychologiques sociétales c'est très complexe et soo ko bëggee jël nga réduire ko ci benn ponk nga ne lii kese la wala lii rek moo koy faj ça me semble un peu réducteur maintenant ça ne veut pas dire que l'État n'est pas interpellé parce que tey lu ñu njëkk a gis mooy dafa mel ni dañu banaliser dee bi à force ñuy dégg ne chaque jour y a 40 morts 50 morts suba 20 morts sentiruma ne y a une sorte de déclic même de la part des autorités pour prendre à bras le corps l'ampleur du phénomène parce que dafa recommencer waat actuellement ñenn ñi lan moo tax ñuy delluwaat du ku nekk am na ay raisons mais y a une raison compliquée parce que am na ñoo xam ne sur des fake news dañoo dégg ne Europe corona bi mu ngi jeexal population bi loolu lañu jàpp ñoo xam ne ci ay dégg-dégg ay rumeurs que Europe dañoo soxla ay jeunes
parce que population bi ñi ñaa ngi dee rek ñu daal dem jëli gaal yi alors que loolu c'est totalement faux. très bien donc bëri na ay raisons yoo xam ne mën nañ ko évoquer dinañ ci gën a ñëw mais dafa am monsieur le premier ministre waaw mais ma bëggoon ñu tëj parti immigration clandestine ministre bi ci lu mu wax te du bëri waaw même am naa ci lu mu ci bëgg a ci d'accord dina ñëw mais monsieur le premier ministre li comme ça ñu tëj parti immigration bi mën a amul réew boo xam ne immigration amu fa ba ca États-Unis am na ñoo xam ne ñu nga États-Unis dëkk bu naat la première puissance mondiale waaye ñu ngi bëgg a génne États-Unis dem feneen kon y a toujours beaucoup de raisons waaye bëgg a jógee Sénégal fii di dégg lii di am ci bakkan yuy rot di des di bëgg a dem loolu li ci ëpp problème mu tekki ak am loo xam ne lii di nga ko mën a yóbbu sa kër. document bi gën a bees mooy bi ngeen génnee sànq. dana damay napp géej amatul. jën amatul jën kon maa ngi dem. looloo am lu tax géej amatul jën benn. naka lu ñu mën a def ba géej mën a amaat jën tuuti ak itam géej doyatul ndax ñiy napp dañu bëri lan la ñu war a def ba xale yi mën a am jën bu ñu jaay donc première chose li ngay jëkk jàpp mooy nañu bàyyi licence yi ñuy jox ay bateaux étrangers toppatoo suñu géej toppatoo repos te ci loolu la état am wàll ak responsabilité ñaareel ba géej bu fekkee ne sax loolu def nañ ko mën nañu jàpp ne doyatul ndax sénégalais yaa ngi yokku soxla yaa ngi yokku kon pisciculture war nañ ko développer waaye bul taxawal rek agence boo xam ne mi ngi taxaw te kenn déggul li muy def dëgg mais da ngay yëkkati programme dëgg mille milliards yi demoon ca TER boo ci jëlee wàll def ca raay ba li ci des nga def ko ci développement pisciculture mais loolu mooy responsabilité état ba noppi Barka wax na lu am solo responsabilité état dem na sax ba ca xamal xale yi li nga xam ne lii moo fa ne mais am na liggéey boobu ku nekk yaa ngi yaakaar ne boo fi jógee rek fatabar fa kàlla léppay baax yëppay neex c'est pas possible déglu naa koo xam ne ci vidéo yi nee na jéem naa juróom-ñaari yoon waaye dinaa demaat mais juróom-ñaari yoon boo toogee rek ne 400 000 francs ci benn tukki mu ne foog ma dem ndax dama bëgg a yóbbu sama yaay mag mais juróom-ñaari yoon li mu fay mët na paasu mag mës naa dajeeg maa ngi doon jógee Espagne dajeeg benn xale ñu ko doon rapatrier boobu ñu ngi ko jëlee Amérique du Sud jaarale ko Espagne ci avion ba mu ñëw dama waaw man dama fële laa nekkoon immigration clandestine laa doon jéem waaye dañ ma dellu si mu ne ndax mën nga ma dimbale ma dellu ma ne ko naka laa koy mën a ñaata yoon nga dem mu ne ma dem naa ñaari yoon ma ne ñaata nga fay mais lim ma wax mais mat na presque 3 millions ñetti millions mu ne ko mais loolu mën nga ci def dara Sénégal. mais xam nga Sénégal aussi monsieur le premier ministre investir fi yombul. gis nga commerçant yi nekkoon Sandaga dañoo xëy jëlee leen fii dig leen loo xamante ne ji ba léegi ñi ngi ci jaaxle xamuñu fu ñu jëm moo tax généralement aussi ñu bëri dañuy ragal a jël tuut suñu yor di ko investir ci réew mi mais Binta très rapidement bu fekkee question bi ci wàllu immigration wala emploi ci la jëm comme ça ñuy évacuer ko war a sóobu ci politique bi ak remaniement bi nga xam ne am na fan yi waaw parce que sànq Macoumba da ko ne Abdoul Mbaye président de la République naka ngay def pour saafara immigration clandestine dama doon xaar mu wax ñu programme boo xamante ni dina gën bi nga xam ne moo fi nekk par exemple ñoom bu ñu ñëwee dañu waxoon ne dinañ joxe 500 000 emplois ci seen quinquennat keroog Seydou Gueye bu mu ñëwee fii ak Mame Mbaye Niang aussi nee na joxe nañu 400 000 emplois ci 500 000 yi ñu diggee woon ba diggeewaat nañu sax 1 million d'emplois ça veut dire que nit ñi xale yi dem ñoo gisatul perspective ñuy toog naan leen ay 400 000 emplois ay 1 million d'emplois su amoon wala mu jaar fi mu war a jaar des agences en a plus finir te gisuñu ci dara lii rek lay jur nit ñi di dem di dee ci biir géej gi dama yaakaar ne ñi fi nekk gouvernants yi ak même les opposants dañu war a def nag mbiru immigration clandestine bii xale yi dee si géej gi xamuñu ni mu toll il faut que ñu def ko seen priorité ñu jël le débat politicien tegee ko nële def ko un débat national ñi nga xamante ne am nañ ci xam-xam naka la ñuy téye fixé xale yi ci fi ñu dëkk toog fa
parce que nee nañu parents yi ñooy jaay seen bijou di ko jox seen doom ñuy dem parce que dañoo sonn Sénégal jamono sax moo metti après le Covid le monde n'est plus le même donc dañu war a arrêter di nax nit ñi di wax nit ñi nañ leen jox emploi boo ma falee ma jox la emploi bu ñu leen falee duñ def dara des dépenses de prestige à n'en plus finir opposition boo xamante ni c'est une opposition boo xamante ni du proposer pratiquement rien du tout qui fait dans la critique facile parce que maa ngi doon xaar mu wax ma son programme il ne l'a pas fait pour bu ñëwee lan lay jox xale yi pour ñu mën a toog mais defu ko donc je pense que dañu war a jox vraiment dañu war a waxtaane dañu war a waxtaane ñoo de façon globale dañu war a waxtaane mbiru immigration clandestine xool naka la ñuy téye xale yi ci réew mi moo gën ñu naan kii responsabilité kii la responsabilité kële la à la longue doot ñu amati une jeunesse. très bien monsieur le premier ministre donc dafa am lu am solo lu mu soulever. ñu bëgg la may bu fekkente ni ñu ko mën a defal. même bu fekkee c'est sur 2 minutes 3 minutes. programme tey boo xam ne tey yow boo falu woon nekk président de la république di nga ko tagal ndaw ñi ñu am ci lu mën a jàpp ba gaare gaal yi comme moom. mais xam nga ñaar dinaa ko méttit benn am na solo journaliste buy toogal responsable politique mu jéem a seet boog ndax kooku am na lu mu bind mu jëm ci sujet bi nga xam ne dinañ ci war a waxtaan. au Sénégal nag ci dëgg-dëgg liggéey boobu duñ koy faral di gis ci journaliste loolu di benn ñaareel bi ku wax itam da nga koy déglu nee naa fi. suñu programme li ñu jiital mooy ci wàllum investissement ñu bàyyi grand projet gis li muy ni expliqué naa luy grand projet. grand travaux indi grand travaux. bu ma continuer woon. bu la bàyyi woon ma wax. ma ne itam suqali mbéy mi moo war a doon la priorité di priorité. te loolu yëpp mi ngi suñu programme. dafa di loo xam ne xaar xam nga yow. sa programme boo bëggee nit ñi adopté ko doo yam rek ci bind ko ndax ñëpp amuñu jotug liir ñëpp mënuñoo liir te amaana ñi la bëgg. ñëpp sax ay na seen jàng yeggul foofu am na solo non mais non voilà allez-y ñaar la. nga laaj ma wax ba boog nga ne mais bul wax ne nekkul ci sa programme. y a 2 choses léegi mbéy mi ci boppam ñu jiital ko itam ndax ñaar benn ni ma ko waxee sànq. xeex xiif ci Sénégal dafa am solo ndax dafa am nekkut sama kër nekkut sa kër Mamadou waaye dafa di lu am at bu nekk daanaka 1 million de personnes jàpp nañu ne ñu ngi en insécurité alimentaire fii ci Sénégal kon benn priorité des priorités wàññi xiif ñaareel ba mbéy mi suqali mbéy mi faydaal mbéy mi moo mën a indi emploi bu doy ci lu gaaw waaye fekk nga jiital ko faydaal ko nekk ci di ci liggéey pisciculture bi jox naa ci exemple waaye am na yeneen activité yoo xam ne ñu ngi ciy xalaat ba ca barke démb rek l'activité de miel de l'apiculture l'activité des ligneux l'exploitation des ligneux léegi lii la ñu bëgg xam nag sa programme nga xam ne da nga ne le ndaw ñi développement de l'économie verte mais loolu yëpp du lu ma xewal fii de mu ngi suñu programme. waaw d'accord mais xam nga bu fekkoonte ne dañu koy lire ci livre bi rek du jar ñuy toog ak yow dañu bëgg nga wax ak ndaw ñi lay seetaan jeunesse bi nga xamante ne am nañu ci yaakaar Abdoul Mbaye mu nekkoon premier ministre ñu kontaan ci ñu wàccee ko ñu ne non bis bu faloo tey suñu aajo faju nga wax leen ñu dégg mais dem leen lire livre bu doon ni livre rek kon yaakaar naa ne jamono ji demee na neneen. waaye ñaar la ma ne booy tontu lu mel nii benn bi lii feeñal na ne am na lu doxut. foog nga ne lu tax. ñaar lan moo ko mën a faj. te ci loolu la ñu nekk. merci beaucoup j'aurais bien aimé soo ma ko mayee Mohamed. interpeller monsieur le premier ministre parce que banquier la de formation. donc xam na luy banque muy banque d'affaires muy beneen xeetu banque xam na bu baax affaire banque bi mais bëriwuma di ko gis à moins que ça m'échappe parce que mënuma suivre ndoo lépp j'ai pas cette prétention là dégg ko muy wax ci problème mu banque yi te képp kuy travailleur Sénégal man ancien prof là j'étais un petit prof noonu laa commencé voilà balaa may dugg ci métier bi nii angoisse laa doon am fin du mois parce que j'étais toujours à découvert
dama doon dem sax ci banque yi laa comprendre lan mooy force découverte tellement man dama doon ndóol te bëri naa ci ay morom et je pense que problème mu banque ak sénégalais quel que soit employé à moins que mu nekk quelques rares privilégiés comme yow nga nekk directeur banque à 28 ans xaw ma 29 ans sénégalais bu mos a dugg banque am nga problème en tout cas tu ceux qui gagnent pas beaucoup comme nous mais mosuma la dégg nga ne par exemple yan réforme nga bëgg a indi ci loolu parce que tey classe moyenne bi mënatuñu dañu sonn soo jëlee enseignants yi surtout ñoom laa gën a xam ñoom laa gën a min xam naa lu ñuy dund bu baax a baax ma dund ko ak ñoom ci lu yàgg continuer sax di ko dund ak ñoom gisuma ci sa programme wala ci sa taxawaay nga wax ci ban saafara lañ mën a indi ci loolu mooy d'abord agio yi ak les taux d'intérêt que les gens trouvent prohibitifs muy ci façon banque yu nekk ñoo xam ne banque yi dañ leen xoj daf fi bëri conditions yu ñuy joxe prêt yi personne ne peut tenir au Sénégal xëy na da ngay ñàkk pexe mu wër na la banque bi moo fi sës nga dem ci mais c'est paradoxal pour man que un banquier qui a été premier ministre et après qui est devenu opposant dégguma par exemple mu ci prononcé wu bu baax loolu xaw na ma jaaxal. waaw xëy na dañ ko déggut. waaw waaye am nañ ci position. ba fësal ko ci ay article dafa am loo xam ne ñu ngi jógee ci Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dañu jàppoon ne bu fekkee ne da nga bëgg ndax laal nga intérêt yoo xam ne da nga ne dafa ëpp dañu jàppoon ne bu ñu ubbee banque yi bari bu boobaa xeex ci seen biir dina am ñuy xeex clients yi di bëgg ñu ñëw ci ñoom ñu daal di wàññi intérêt yi. maanaam concurrence quoi. concurrence mu ne loolu du yoon. loolu du yoon ndax boo tasee banque yi ba ñu bari ku nekk dafay soxla bénéfice te bénéfice bi mu ngi war a jógee ci naka ci li muy jaay gën a cher te ci àdduna bi li ñuy faral di gis mooy concentration bancaire kon yoon boobu du yoon bi gën waaye ñu ngi ci des nañ ci dinaa la yónni article boo xam ne bii de def naa ko mu jëm ci loolu ñaareel bi système financier décentralisé moo mën a am loo xam ne moo mën a leb ba du ci jël lu bëri ndax banque itam tas nañu benn ñaar ku nekk ci ñoom monsieur le premier ministre. pardon SFD yi ñoo gën a cher. waaw mais ma ñëw ci man dinaa ci ñëw ndax banque yu mag yi ba bariwuñu pas suffisamment concentré li ñu leen teg itam dafa bari ci wàllum contrôle ci wàllum administration ci wàllum et cetera mu am solo nag ñu uti ji loo xam ne day gën a wayef waaye war a gën a wayef dëgg te bu fekkee ne SFD yi ñëw nañu di bëgg a nuru banque duñ ci génn kon tey lenn rek moo ñu mën a génnee ci possibilité de prêt yoo xam ne day daal di wekku ci ay intérêt yu néew mooy la digitalisation à outrance c'est la voie waaw am na loo xam ne itam wàllu état la mais ci organisation la ndax secteur bi itam il est très libéralisé ba noppi régulateur bi buggut sax état di ci dox lu bëri kon da ngay encourager rek ñoo xam ne mën nañu dugg ci yoon woowa waaye du doon yow yaa koy mën a dox. dégg nañ président Macky Sall Mohamed benn question. Aïcha bu yàggut ci ndaje mu amoon Diamniadio mu ŋaññ bu baax a baax waa banque centrale comme ni nga ko waxee léegi ak waa commission bancaire ci maanaam politique bancaire boo xamante ne nii privilégié wul néew doole yi nga xamante ne nii dañuy labak ñu mel noonu loolu nan lañ ko mën a réformer ba nga xam ni day gën a yomb ak itam BAL 1 ak BAL 2 est-ce que jàpp nga ni soppi na ci doxinu banque yi loo xamante ne nii amal na njariñ lebkat yi. bon néew doole am na waaye
néew doole boo leen regroupé ci coopérative ñu daal di am doole. boo nekkee ci banque booy liggéey ci banque dëgg la tas crédit dafay diis waaye dañu war a uti yoon yoo xam ne ñi par exemple béykat yi ñu mën a mbooloo def coopérative nga def système de prépare coopérative ba noppi teg ci caution mutualisée yu noonu mel waaye yooyu yëpp foog mu ànd ak volonté politique bu am maanaa. moo tax ma ni ci ban niveau la ñu war a mën a réformer banque centrale bi est-ce que état yi ko bokk la seeni président war a toog xool ni li muy def nii bokkut ak ñoom liñ ci mébét wala comment on réforme la banque centrale. bon on réforme la banque centrale ci unanimité entre chefs d'État. loolu rek moo mën a am kon da ngay am doole ci biir ba pare di pousse ànd ceeg ñeneen waxtaan ak ñoom ba noppi bu boobaa yéen ñëpp ngeen ànd ci. impact balle 1 balle 2. mais dans les faits le taux de base maanaam taux yu banque centrale néew na li am mooy banques yi li ñu ciy teg dafa bari te li ci banques yi di teg dafa bari ndax banques yi dañu tas. très bien ñu ñëw ci wàllu politique monsieur le premier ministre keroog am na remaniement boo xam ne def nañu ko ci réew mi bala may ànd ak sama gars yi ngir ñu waxtaane ko li ma bëgg a njëkk a xam naa laaj la buy xaw a direct mais xam naa di nga ci tontu mooy lu tax président wàcce la. pourquoi. bi nga nekk premier ministre. lu tax mu oom. loolu tax mu wàccee la lu tax mu wàccee. mu wàccee ma. loo ko def. defuma ko dara mais président de la république day mooy fal di folli. mais sûrement am na raison quand même. bon li wër ba wër bu ma nekkoon koo xam ne maa ngi koy politiquel di jëf li mu bëgg lépp. bu boobaa kon dinaa toog mel ni ki toppoon ca ki soog a wàcc muy Mouhamed Boun Abdallah Dionne. ko posé waat question bi fekk leneen loo xam ne vraiment c'est très important pas lu tax ñu wàccee ko mais lan moo taxoon ñu nommé ko. parce que man de bokk na ci ñoo xam ne bi ñu ko nommé c'était une grosse surprise. parce que moi j'ai un peu suivi la trajectoire de l'APR à moins que mu nekk ci dernier moment yi wala de manière très souterraine. Abdoul Mbaye xaw ma ko woon ci. politique ak APR non seulement ci politique. mais bokkul woon ci entourage bu Macky Sall. qu'est-ce qui s'est passé ça raconte beaucoup de choses ah. et je pense que tey am na. occasion mu leeralal mais ñun loolu c'est une simple curiosité de journaliste. yoo xam ne entre lan mooy rumeur lan moo ciy dëgg. qu'est-ce fan la xamante ak Macky Sall. lan lañ ci mën wax loo xam ne du secret d'état ak dara gi quoi lu tax ñu jékki rek ñu andil ñu Abdoul Mbaye non balaa Abdoul Mbaye ci banque balaa Abdoul Mbaye les gens ont parlé de Cheikh Tidiane Mbaye qui est son frère ancien DG de la Sonatel am na ñu ne Cheikh Tidiane Mbaye lañ proposé woon poste bi après Cheikh Tidiane a décliné a proposé Abdoul Mbaye lan moo ci am parce que pour man luy tontu sa question bi lan moo tax mu dindi ko il faut ñu xam d'abord lan moo ko faloon et pourquoi Macky Sall bàyyi ay xaritam ñu mu àndaloon daal di choisir. bon li may jëkk a tontu mooy benn président de la république buy taamu premier ministre yaakaar naa du ko jëlee ci keneen à mon avis. li may wax ni bind naa ko ndax bi ma génnee ci primature bind naa téere bon. waroon naa ci indiwaale ay exemplaire jox. c'est pas trop tard parce que ñun boo ñu joxee dinañ lire boo ñu joxee mais 2011 ci dëgg-dëgg man dama sori woon politique nag. moi j'étais technocrate toppatoo sama liggéey nekk ci salon yi évidemment naan lii baaxul lii war nañ ko def comme tous les Sénégalais waaye 2011 juin 2011. ci laa toog ne mënuma politique dëgg la waaye sañ naa jéem a seet koo xam ne kii dinaa ko mën a jàppale as tuut ma daal di téye programme yi étudier kii seet ci ñi nga xam ne ñi moom la ñu yaakaaroon ne dinañ mën a nekk candidat programme yoon wi yokkute neex ma lool. dëgg la amoon na loo xam ne mosuma ko gëm les 500 000 emplois et cetera mais ça c'était xam nga programme politique foog mu am ay safar ay safar ñu toog mës a toog man ak le candidat Macky Sall c'était au mois de décembre
ak ñeneen c'était une dizaine fukk la ñu woon daal reer waxtaan. fan. ci benn kër. quelque part. li ma yaakaaroon ci moom li ma doon séntu ci moom bi ma liiree programme yokkate yoonu yokkate bi ba noppi ma jàpp ne gis naa ko ci moom yàlla xam na ne bi ma génnee ca reer ba dafa am sama benn xarit dama ko yónni SMS ne que je viens de finir avec le futur président du Sénégal de finir de dîner avec le futur président du Sénégal ca booba nag. ndax taxawaayam wala. daf la convaincre waxtaan daf ma convaincre programme bi li mu doon wax méngoog programme bi mu convaincre ma daal. ca bés booba nag laa door discrètement di contribuer techniquement ci campagne amul bésu campagne boo xam ne topp ma ko télévision ba am lu ma ci lire ba am lu ma ci bind ba fexe ba mu mun ci jot mais yàlla xam na ne musuma ci xaar dara ndax travail disque la woon dama doon laqu sax di ko def soxla wu noonu fësal. premier tour parce que da nga ragaloon Ablaye Wade yëg ko. non pas du tout non. ah bon non pas du tout. Ablaye Wade sama papa la. ok. ensuite mais boobu sax man ne génn naa. j'étais consultant génn amatuma sax lu may sàmm. c'est bon je le faisais pour mon pays. sama réew moo taxoon ma jóg. bu jàll premier tour ñu nekk di xalaat diggante ñaari tour yi li nga xam ne lii war na ko jëf à part li nga xam ne mi ngi ci doon déggoog parti bi daal di taxawal le concept de xam ndax yéen a ngi koy fàttaliku au teeru bi la rencontre avec les forces vives de la nation ñu liggéey ci loolu ba noppi jox ko listu ñetti nit ñoo xam ne mënoon nañu doon modérateur mu taamu ma ci xam nga ndax yaa ngi koy fàttaliku maa nekkoon modérateur keroog ma nekk modérateur deuxième tour ma voté ci guddi gi ma jël sama avion dem tugal ndax am na ay mission yu ma fa doon xaar talaata ja ma téléphoné ko di ko ndokkeel boobu xamoon nañ ne moo naroon a gagné mu ne ma foone ma ne ko maa ngi Paris mu ne ma kañ ngay ñëw ma ne ko fin de semaine bu neexee yàlla mu ne soxla nañ la fii na nga ñëw ma raccroché ministre des finances mënu ma ko nekk billahi ma ne bu ma oowee may njort ne soxla nañ la mooy lan xëy na dina ma dénk ministre des finances ndax li ma nekkoon banquier ma jàpp ne daal bu ma oowee ba na ma ministre des finances ma ne ko non man li ma bëgg mooy xëy na des rek conseiller financier ci sa cabinet jeex na ndax gisuma woon daal di liggéey ak premier ministre mu daal di ma bett dama bëgg nga nekk sama premier ministre. boobu ñibbisi nga. non boobu bi ma ñibbisee. donc kon liñ ciy wax sa frère la ñu waxoon après mu bañ ñu jël yëpp amu ci. non sama frère de waxuma ne laaj nañ ko mu bañ ba ne ma yow la. mais est-ce que kon du loolu. mais quand même dinaa ci am mbégte lool ndax loolu dafa tekki ne. ci sama famille ñaari premier ministre potentiel amoon nañ fa te kenn ki jàll na c'est agréable. mais ni nga ko déggee am na ñu bëri ñoo xam ne déggewuñ ko noonu. ni ñu ko déggee mooy mais yow ñii ñooy ñan ba nga topp seen waa kër gi rek ku bañ nga jàll ca ka ca des ndax naa ñoom doo nga fi nekk. non mais du noonu premier président de la République du tàmm noonu yàlla xam na ne man mii sax. am na ku ma waxaloon te mu jege woon ko ma ne ko bu fekkee ne dafa bëgg premier ministre bu baax ci. jamono ji ñu ne dama proposé woon turu Jacques Diouf yàlla xam na ko. FAO. waaye sànq yaa ngi naan li tax mu wàcc la xëy na dangaa nangul woon. politique dem nga sax bu junju ki fi jógee sànq mu di ki fi jógee bu yàggal di Boun Abdallah Dionne jàpp nga ne li nga amul woon engagement politique rek moo tax mu jëlee la fa. ci dëgg ni ma doon doxalee daal c'était pas. xam nga seen ñoom ñi ñu déggee politique dafa am lu bëri lu ci ne. waaw naka la doon doxalee. boo joxee priorité politique Sénégal da ngay mujjee soxla alal bu dul jeex dañ waxante dëgg alal boobu
mënut a génn ci budget muy génn mooy nga nangu yenn yi te loolu moom léegi yow baal ma rek. wax nañu d'ailleurs dama bañoon benn marché gré à gré kii comment il s'appelle Big Togo ca semaine ba ma daal di dem. mooy problème passeport yi. bon xëy na tam benn semaine rek la woon mais bon. waaw mais comme loolu moom bindoo ko ci livre da ñu koy leeralal nag marché gré à gré bi nga bañoon Macoumba mi ngi lay junj mu ne ndax. mooy non du secret d'état ndax jot naa ci téye naa ko nag waxuma ci dara waaye Big Togo ma sa bind ne li ma am premier ministre àndoon na ca ma daal di bind nag def benn communiqué leeral mbir mi ndax réew moo xam ne koom-koom bi mëtul réew boo xam ne toog nañu jàpp ne relance bu waree am dafa war a jaar ci mbéy mi ak tourisme ndax loolu la ñu miinoon loolu ñu xamoon te mënoon na yomb mu gaaw. mais baal gaaw a ñëw. monsieur le premier ministre. Big Togo yow yàgg Amadou Kane ministre des finances ku njëkk a jóge ci gouvernement bi. kan moo ko. kan moo njëkk a génn gouvernement bi yàgg Amadou Kane. ñoo gënandoo. mais Amadou Kane moo fay Big Togo doog a dem kon yow boo nee d'accord. chronologiquement Amadou Kane non xaaral ma dinaa jox détail yëpp xaaral ma ñëw. ñu ne kon tourisme dañ ci liggéey. ak comment il s'appelle. Youssou Ndour. tey suñu conseil interministériel taxawal lépp loo xam ne war nañ ko tegaat ba mbir mi ba na gën a dem ci lu ñu defaraat piste aéroport Cap Skirring booba club méditerranéen waxoon na ne du ñëw ñu defar ko ci benn weer ak genn wàll mu dellu si président club méditerranéen Giscard d'Estaing jógee tugal ñëw ba fii ci sama bureau ne ma vraiment félicitations dinañ mën a def suñu et cetera nekk ci daal xarañ ci lool jékki-jékki rek ñu ne pour des problèmes de sécurité visa léegi dafa daal di obligatoire mais waaw loolu mën na ne mais nañu def visa boo xam ne du yàq tourisme ñu daal di ci xalaat ma taxawal groupe de travail loolu yëpp dama ko bind moo tax it ma sañ ko wax fii bi may tontu Big Togo ñu taxawal groupe de travail jàpp ne dañu war a def visa ndax ndigalu président de la république la waaye mu doon visa boo xam ne jot ci du jafe lool benn ñaar njëgam itam du kowe liggéey loolu yëpp teg ba am proposition visa boo xam ne ça coûté 625 francs le visa kayit bi ci boppam léegi nga mën ci teg ba am visa junne baaxoon na noonu ñi nga xam ne ñi tàmm nañu jógee tugal ñëw Sénégal te du doon ñoo xam ne dañu bari xaalis c'est du tourisme moyen bu boobaa visa du yàq seeni yoon taxawal loolu jékki-jékki rek ñu dégg ne signé nañu ak Big Togo société Big Togo Sendai ma laajte ministre des finances yaa ngi ko doon tudd Amadou Kane mu ne man def signé wu ma dara yëguma dara mais ministre de l'intérieur moo ko signé. boobu Mbaye Ndiaye. waaw moom la woon ñu ne kon léegi li des man ak Youssou Ndour toog ne nañu toog topp mbir mi ba mën a won président de la république ne tourisme baa ngi yàqu. donc statistiques yi na leer na gaaw ñëw noonu ñu won président de la république ne décision bi gënul ne itam. boobu c'était avant la saison l'ouverture de la saison de novembre ñu ne saison baa ngi agsi tour opérateur yi ñu ngi bëgg a annuler lépp ñu ne leen lii mën na jàll bi yoon bi at mi moom kenn du ko laaj waaye at mi ñëw visa bi dina doon loo xam ne bi dañ koy laaj képp ku bëgg a agsi waaye ñu toog ca visa bi ci boppam ñu ne 50 € lay jar
50 euros yoo xam ne société Big Togo moo koy jël ba pare genn wàll ja mu delloo ko état loolu nekkoon ci premier contrat deuxième contrat ñëw ñu ne naa ko signé lan moo ca nekkoon ñu ne juróomi li genn wàll 50 euros yi juróom fukki euros yi genn wàll ja état du ko jotati Big Togo moo koy téye ba pare tabax ci ay gouvernance ay poste de xawma lan ak ay mene loolu naka la mën a amee benn du avenant ndax leneen la ñaar tabax ay gouvernance tabax ay préfecture fan ci naka ay milliards nga teg ko rek nii ci loxo koo xam ne kii du sax sénégalais te doo xam lu mu ciy liggéey semaine lañ ci teg ma dem sama yoon ñu dindi ma. mais semaine boobu bu ñu la dindee 1 an nga def ci primature ñu jëlee la fa nga jóge fa créer ACT. 17 mois. 17 mois mooy 12 mois et 5 12 mois et 5 1 an et demi rek. 1 an et demi. voilà 1 an et demi. alors nga créer ACT ñu bari ne daf ko créer parce que dafa mere Macky Sall daf ko créer pour xeex ak Macky Sall. déet soxna si demeewul noonu. dem nañu sax ba ñu ne da nga affaire bi da nga dem ba personnaliser sa xeex ak Macky Sall. loolu moo la tax a créer parti. demeewul noonu xam nga man dama mës a doon directeur général président directeur général boo xamee droit des privés société anonyme tu es révocable ad nutum maanaam mën nga ñëw rek suba ñu ne la takkal sa bagage demal sa yoon kon loolu moom ci la mës a dund te yoon la président de la république bu falee premier ministre bés ñëw mu xam ne kii mënatuñu ànd mu ne mënatuñu ànd demal sa yoon te gis nga bi may loolu itam bind naa ko ci téere bi ba ne ma dama bëgg nga nekk sama premier ministre xam nga lan laa ko tontu ma ne ko dama la bëgg a xamal ne bu fekkee ne ëllëg nee nga ma dindi naa ndomb tànk booba du tee mën na la jërëjëf loolu laa ko tontu bi mu toogee itam mu ne dama bëgg remaniement ministériel bu yaatu te premier ministre du mën a toog ma ne ko maa ngi lay fàttali li ma la waxoon teg ci waaye am na loo xam ne gis naa ko ci ni administration di dox bëgg naa ci indi ndimbal ci xalaat ma daal di taxawal kuréel bu ñuy wax club travail et vertu dem nañu ba juróom-ñaari téeméeri cadre bokk ca ci liggéey 2013 2014 2015 2016. mais bi mu lay wax ni daf lay wàcce waxul motif bi ci wàllu. non remaniement mais amul motif. mais est-ce que amul motif bu muy wax parce que boobu ñi ngi doon wax naan banquier yi mu jël jox leen réew mi duñ jëmee réew mi kanam muy yow ak Amadou Kane lañ ci doon gën a ŋàññi est-ce que loolu booba nekkoon na xalaat boo xamante ne ni jàpp nga ni moom gëme woon na ko noonu wala am na leneen lu taxoon mu dindi leen. dinaa la wax dara rek bés boo liiree téere bi ma la wax. di nga gis ne amul premier ministre sañ naa ko wax nag amul gouvernement boo xam ne daal nañ na liggéey bi ñu daaleel en 17 mois amul. il faut que ce soit clair ndax nag da ngay xam li nga jëf na nangu ko loolu du ma nangu waay wax. noonu mais xam naa ne ñu di ko ñëwul ci yow mais dafay leer dañu liggéey def nañu rapport teg ku liggéey lu noonu mel ci fukki weer ak juróom-ñaar. na ko wax na ko wan c'est clair amul bon léegi loo bëgg a xam rek ndax liggéey nañu liggéeyuñu di nga ko ci gis liggéey bu mëtul loolu te taxuñu jógee jëlewuñu parce que dañ man joxuñu ma loolu comme raison li ma wax mooy échéance politique on va vers des échéances politiques c'est besoin d'un remaniement boobu ñu ngi waajal législative ñu ngi waajal législative très bien loolu am na gouvernement bu ñu samp xam naa gars yi ñi ngi ci bëgg a ñëw bu ñu samp bu yàggul noo ko gisee dañ ko élargir gis nañ ci waa parti Rewmi dugg ci gis nañu ci ñu bokkoon parti démocratique sénégalais jóge fa taxawal seen parti pop ñoom Omar Sarr dugg ci ak yeneen gouvernement boobu nuñ ko tëggee Idrissa Seck mi ngi jàppale woon ci ak Idrissa Seck mi ngi jàppale woon gouvernement bi yow sa ban appréciation nga ci njëkk am. waaw benn maa ngi ci am mbégte
xam nga lu tax ma am ci mbégte dafa di luñ doon xaar ndax xam nga Afrique bu ñu génnee ci élection présidentielle paysage politique bi lamb ji day daal di tas frontière yi daal di yëngatu ndax am na ñoo xam ne mënuñu muñ juróomi at dafa am li leen duggal ci politique mooy jéem a amuñu mënuñu muñ juróomi at dialogue national bi mu génnee ñu daal di wax lu leer dialogue politique maanaam échange de discussion politique loolu moom tàmm nañ ko dinañ ca bokk waaye dialogue politique dialogue national amul njëriñ ku gagné 58% mais tu déroules ton programme dafa li ngay def opposition nekk ci opposition waxuñu nag mu doon opposition boo xam ne lu gën rek nga ne baaxul non bu amee lu gën mu baax nga ne baax na waaye nga nekk sentinelle taxawal askan wi nekk ci sa dëgg mais bu leen def leen li ñun ci loolu la ñu nekk dialogue national bi biñ koy biñ ciy oote ci la ñu xam ne am na lu chef d'état di ut toog nañu sax ba am ci ñun ñu doon wax les dialogueurs et cetera xamoon nañ ne ci mbir mi yéex waaye ñun xaaruñu ñu ne bon nañu dajewaat waaye ci kaw jiital valeur citoyenneté éthique loolu moo indi ñu taxawal congrès de la renaissance démocratique CRD ànd ceeg ñoom Mamadou Lamine Diallo Thierno Alassane Sall LD Debout ñoo xam ne ñi daal dañu jiital jub liggéey ak jiital la patrie avant le parti moom la ñu ko mën ñun mbir mi yéex ndax dañu dugg rek BBC ak si timis ak si waat ndax yàggal teeloon nañ ko sulli génn ci Covid ak si génn ci lii am mar détail yi ñi xale yi dee ci géej gi loolu yaakaar naa sax moo indi précipitation ndax dialogue national bi jeexagul li ci waroon a génn li ma ci jàpp mooy benn lépp leer na te soxla woon nañ ko lool ba xam ak kan la ñuy waxtaanal ndax dafa am daje yoo xam ne ay kuréel yoo xam ne bokkoon nañ ca muy front de résistance nationale te mu waroon ñu ne am nañu fa bokk suba guddi ñu dem waxi liñ fa jot a wax. mooy taux bi ngeen doon. les taux c'était clair bon léegi mbir mi leer na di nga xam ku war a des ca opposition ki nga war a waxtaanal ki nga war a bokkal échange et cetera. léegi leer na ñan ñooy taux bi ñu ne woon taux bi. buñ ko xamoon kay dinañ ko ne génnal mais boobu xamuñ ko comme leer na kay xanaa war ngeen bari nañu juróom dem nañu fukk dem nañu du ma la wax ne diw la woon kooku mënul ne waaye xamoon nañ ne loolu am na ba dund ko sax. monsieur le premier ministre gis nañ ne moom Macky Sall li ko fi dese daanaka matul ñeenti at ndax 2024 dafa war a dem keneen ñëw mais nee na ñu commencé na ubbi na mercato boo xamante ni mi ngi jël ñu bari ku ci mel ni Idriss Seck bi nga jàppale woon en 2019 moo gën a bett askan wi ndax réaction yi boo gis nga ko dégg nga ko dem na nekk la troisième personnalité de l'État ñi nga xamante ne dañuy lorgner son fauteuil les piliers de l'APR mu dàq leen donc nee nañu Macky Sall nee na dafa basé wu sur lu mu indi ñoom Idrissa Seck les dissidents du PDS mu dugal leen ci gouvernement wam nee na dafay préparer la réunification de la famille libérale mais les acteurs ont dit que su continuer nii xëj na sax yow woon nañ la waxagoo ñu ci dara dafay boulevard bu mu ubbeeku la rek jàll ci du am benn porox ndoll pour le troisième mandat biñ ne amu ci droit. waaw gis nga. man daal li ma gis laa mën a wax. benn tudd nga soutien ànd ak Idrissa Seck. dëgg la jàppale nañu Idrissa Seck musuñu bokk nag ci coalition Idy 2019. teel nañ ci génn. jàppale Idrissa Seck bi naka la dikkee juróomi candidat la ñu woon ñu jàpp ne ñu war a taamu kan lañ ciy jàppale. Macky Sall ñu jàpp ne moo yees ñëpp
kooku du ñu ànd ak moom. ñeent ca des ñu waxtaan ak ku ne ci ñoom ne leen ñun ndey li ñu gën a fay daal ci li ñu war a soppi bés bu président bu bees dikkee mooy réforme institutionnelle jëm ci wàññi doole président de la République dooleel Assemblée nationale dooleel justice dooleel administration itam génnee ci lépp luy politique loolu nag ñu def ci rapport def bind ko waxtaan ak ñeent yi ki ñu gën a nangul ci liñ doon laaj kooku la ñu mooy Idrissa Seck. mooy Idrissa Seck mu signé ñu signé acte ak tekki ndax ñoo ci àndoon kon loolu am na solo ma wax ko Macky Sall boo amee 58% man dama leen koy laaj gagné nga nee nga leer na gagné naa 58% looy soxla di outil élargissement majorité man loolu daf ma jaaxal lenn rek laa ci gis war a bokk ak ñeneen musiba buy dikk attention ndax dinaa ci dellu si sax nee nga itam lu tax mu génnee les ténors de l'APR ku nekk ak ni nga mel man li ma jàpp ci Macky Sall mënul defanteeg ku am personnalité mënul defanteeg boroom xam-xam bu ko jege nga ànd ak moom nga bañ a ànd ak moom mënu ko ay sycophante rek ma ne ay sycophante rek tey ay maanaam koo xam benn wi daal comme ñi Moustapha Diakhaté doon wax bu leen di saaga sax ñaan ko yow par exemple non moom daal da ngay moom daal xar ngay doon rek te topp ci gannaaw bul wone xam-xam bul wone personnalité kooku moom dafa nekk ci moom waaye taxawal na gouvernement d'union nationale dañ toog xaar léegi ndax nag dëgg la am na ñoo xam ne on nañ leen ñu bokk ci bool bi waaye li ma wër ba wër dañ leen ne yéen bu ngeen di lekk benn baaraam ngeen di lekk maanaam duñ fa yaatu daal dañ fay xat séddali bukki lay doon mais yow woote bi Binta di laaj woo nañ la wala woowuñ la man kenn du ma woo woowaat nañ la kay ngay wax ndax jotoon nañ ko woo xam opposition kay ñëpp wala ñu woo moom kenn du ma benn baaraam nga cay càpp léegi ñeneen ñi ñaari loxo ak ñaari tànk ak ñaari tànk léegi loo bëgg mu wax ko te nag boo demee ba ci biir danga ca fekk bu dul poson kaan yi bu tàng jër nañ seet rek c'est de la politique politicienne te nee naa sànq lu tax ñu def ko ci jamono ji les centaines et les centaines de morts téeméeru xale yi di dee de looloo tax ñu indi ko gaaw mais li Binta laaj aussi est-ce que nekkul yoon bu muy xàll pour yóotu troisième mandat bi nga xam ne ba léegi waxagu ca lu leer ndax ñi ko war a contre ñëpp dem nañ ànd ak moom waaw mais man dama xamul nañ xaar parce que troisième mandat foog mu indi constitution bu bees nañ xaar bés bu buggee troisième mandat dina xëy na ñu dégg ci loolu mais bon li wër ba wër daal moom jeexal na constitution wax na ko bind mu leer nañ ci tubaab ñi bind constitution nee nañu nii nañ ko mën a déggee te moom it waxal na ko bopp moom itam waxal na ko boppam bind na ko it ci téere troisième mandat mënut a ne loolu da ngeen di xalaat leneen waaye nag bu jógee war a soppi constitution loolu moom bu boobaa mu leer ñëpp waaye fii ñu toll daal muy lu ñu bind maanaam l'écrit niñ ko war a xalaatee l'esprit de la loi c'est clair partout amul mais sauf que dafa am koo xamante ne nii kàngam la ci mbir mi personnalité la ci am na xam-xam te boobu ba léegi ngor lañ ko xamee mu koy wane muy professeur Babacar Gueye mu ni niñ ko bindee nii mën naa defaat troisième mandat looloo tax jiixi jaaxa yi bëri ci mbir mi. amul disposition transitoire. non vraiment c'est sénégalais kooku boobu ci waxtaan ak gis nga nag am na loo xam ne itam
war na am ndax sénégalais yi ci dëgg-dëgg bari nañu xam-xam waaye compromission bi dafa bari. moo tax ma ne la koo xamante ne compromission bi dafa bari moo tax it am na solo itam ñuy jël suñu constitution di ko yóbbu kooku sax ci suñu proposition parti nekk na ca di ko dénk ay kuréel yoo xam ne ce sont des constitutionnalistes africains ñuy toog di analyser waaye conseil constitutionnel ak professeur de droit constitutionnel boo xam ne mi ngi séntu ëllëg mu mun a dugg conseil constitutionnel man daal tubaab laa liir dafa leer ba ma liiree tubaab bi ba noppi te nag xam nga comment il s'appelle waa Côte d'Ivoire bi Alassane Dramane Ouattara ñu ngi làqu ci constitution bu bees la kon bële moom dañ koy bàyyi waaye bii du constitution bu bees c'est une révision constitutionnelle ñaari mandat moo fi amoon ñaari mandat moo fi des ñu 2016 gën ko dëgëral ñoom ñu ne bind nañ ko te lii la tekki mu ne wax naa ko moo ko wax ca dialogue national njuut njaat jeex na ndax dafa doon njuut njaat jeex na li bi mooy sama dernier mandat mais lu ngeen bëggati mu bind ko itam ci téereem je ne ferai pas de ceci mon dernier mandat. Très bien bala ñuy dem ci internautes yi ak seen i laaj keroog dama lire quelque part foo doon encourager Aminata Touré bi ñu ko wàccee sa mbind la yaa ko bind. moom la. encourager wu ma Aminata Touré man li ma sib mooy ànd nañu tey def li ñuy def ba noppi waxuma sax génn naa waaye génnee nañ ma di ma topp ci di ma xas ak di la mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là mais Aminata Touré gis nga man bi ma nekkee premier ministre am benn ministre bu ma laaj rendez-vous de l'ancien régime ma ñëw fekk ko dans la salle d'attente du public mais non c'est pas possible amul beneen salle d'attente ñu ne ma non bii la mais salle de repos du premier ministre maanaam fi premier ministre doon noppaleku bu sonnee tuuti laa jël def ko salon ministériel wax sama secrétaire ministre bu ñëw ministre en exercice mooy prioritaire waaye ku mas a doon ministre laajte audience il faut le rendre prioritaire mais da ngay fay daal cër boo xam ne mës nañ ko jox nit ancien premier ministre président conseil économique et social moom démissionné wul yow nga ne dam lay dindi génnagul sax nga topp ko saaga ak kii incompétent mais non mais qu'on est de la tenue quoi. mais yow loo bind kon loo ko da nga ko. non man principe général laa bind. dëgg la li ma gis ne mi ngi ko doon dund moom moo indi loolu mais principe général laa bind ndax dëgg la moom tudd nañ ko ci waaye avant ça y avait Moussa Diop bon c'était un niveau inférieur am na ay ministres yu génn itam xam naa dinañ ne nañu bàyyi loolu. Aminata Touré génn na tey su wootee woon langue boppam di politique bu la woowee da ngeen ànd. ma oo ci. waaw pour ngeen ànd liggéey yootu réew mi 2024 tey mu bëgg a ñëw ànd ak yow di nga ko nangu Aminata Touré. on est en politique tout est possible. mais tout est possible mais avec des limites. xam nga ñu ngi tudd sànq suñu ànd ak Idrissa Seck. bu ma amoon confiance 100%. kon bind bi du soxla du doon soxla. kon wóolu kon ba nga cay dem. du wóolu waaye dafa am lu ma won ma gis ci teg sama bët bu ñu waree ànd ci ku nekk xam naka ngay war a ànd ak nit c'est comme ça la vie aussi. léegi mais il faut pas fermer les portes. Il y a quand même une petite contradiction nga baal ma parce que su monsieur le premier ministre waxee on est en politique. alors que tout est possible. Ça ne nous rassure pas trop par rapport ak valeurs yi congrès de la je vais être très clair. oui non parce que soo waxee on est en politique. xam nga xoolal. dañu nekk ci stratégie lourde de sens. déedéet waaw mais justement alors j'éclaircis. dañu taxawal stratégie d'alliance. ñun ci suñu parti. ñi ñu jiital ci lu ne. mooy CRD. ndax regroupement boobu la ñu bokk. on partage les valeurs. ñu mën ci teg ci les mouvements citoyens. fu ñu gis koo xam ne xarañ na ci
di dimbale askan wi te politique dikkagul bëgg a bokk ci benn liste kooku itam dañ koy xajal daal di ne nag Benno Bokk Yaakaar hors de question waaye dissident Benno Bokk Yaakaar boo xam ne waxtaan nañu ak moom ba déggoo ci programme bu leer kooku mën nañu bokk ak moom. est-ce que ñu ngi ñëw dissident Benno Bokk Yaakaar yi. mais je sais pas mais c'est une éventualité ndax ëllëg bu ñu taxawalee ay liste du ñàkk ci biir Benno Bokk Yaakaar sax am ay citoyens yoo xam ne dañuy bañ liste yi ne ñun ànduñu ci. On peut pas fermer la porte totalement mais à des conditions et dans le cadre d'une démarche stratégique. bala ngaa dem moom mais c'est pas du pêle-mêle hein. oui am na benn porte boo xam ne bëggoon naa xam ba xam da nga koy fermer définitivement oui ou non. yow ak Macky Sall ngeen àndaat liggéey compte tenu de seen relation ni nga ko décrire sànq est-ce que loo xamante ne ni jàpp nga ni mën naa nekk na wala loolu moom c'est fini saye ak Macky Sall ci gouvernement. non man jàpp naa ne mënuma liggéey ak Macky Sall. xam nga li ma gën a metti ndax dund naa nag des bons moments hein vraiment boo xam ne ñu ngi doon liggéey ànd ci objectif waaye bi ma génnee primature ba soog a xam ne avril la ñu toog mai juin mu lijjanti Petro-Tim ak Aliou Sall ak Franck Timis ça c'est lourd. Très bien. non Barke s'il vous plaît xoolal mais heure bi dafa jot s'il vous plaît Barke c'est-à-dire je pense 7 minutes moo ci des bon si sax malheureusement te il faut que à minuit ñu libérer